wane que prise en charge bi au niveau du pavillon spécial des prises en charge bu 10 loo xam ne ñu ko mën attan bëriwuñu ba nit ñi dañuy bëgg a toog foofu ba faju ba wër donc ci lañ ko yóbbu foofu bañ ko yóbboo foofu le premier donc soo leen seetloo Rebeuss daanaka ñaari guddi la fa def ci benn fan ñaari guddi ba mu ñëwee le 29 ci guddi la fa fanaan le 30 ñu wutoon ko rendez-vous le premier mu xëy dem pavillon spécial ñu transféré ko sur billet d'hospitalisation du médecin avec bien entendu l'accord du médecin-chef de l'administration pénitentiaire ñu accepté ko foofu suivre instruction docteur bi lu ñu ko war a defal yépp ñu ko koy defal subak ngoon ci la fa nekkee ba chaque jour soins yu mu war a jot mu jot ci anam yu mu waree seulement ci guddi juróom-ñeent dem fukki fan ci weer bi ñu nekk lañ ma woo ne ma Pape Modou Seck dem na maanaam def na ay pexem ba génn kaso bi loolu nag mooy dëgg bi def na ay pexem diggante le 9 le 10 juróom-ñeent dem fukk fan ci weeru juillet def na ay pexem ba nax na ñu ko waroon saytu ba dem na loolu mooy lu am te loolu mooy dëgg bi te mooy lu wóor maintenant comme ni ñu ko xamee nit moom ku nekk yaa moom sa bopp ku nekk loola neex nga xalaat loola neex nga analyser loola neex nga wax loolu kenn mënu ci dara mais ñun ñi tamit nga xam ne ñoo gént ñoo fa nekk suba ngoon di liggéey moom di fa liggéey xam nu mu demee noonu la demee loolu mooy dëgg bi maintenant loolu su amee ku nekk am na sañ-sañ laajte mais loolu nag la mu nekkee loolu tamit ku nekk am na sañ-sañ bi donc ba affaire bi amee parce que aussi évasion maanaam ñu téye ci kaso nga rëcc ci kaso la bokk amul kaso àdduna bu dul am évasion mais mooy li ñu koy tuddee incident ñun bu ñuy gën a metti en tout cas ci profession bu ñu nekk nga nekk garde walla nekk ci kaso yore ko ñu ne détenu nax na la dem na loolu su amee rek c'est parce que yow mi yor ko seet saytu yow mi yor ko seet am na luy sooxe sa boor ba tax na dem bi su amee dañu koy nangu wax ko après nag def lu ñu war a def parce que lu am solo mooy ñun suñu liggéey takk der bu ñuy def nii dañuy anticiper comme ni ko tubaab di waxee lépp lu war a am ci kaso ñun xam nañ su amee lan la ñu war a def du ñu bàyyee ba mu am ñu toog di xalaat donc évasion ba mu amee directeur bi fa nekk ak surveillant yi ñu fa nekk ñoom informé nañ seen patron koo xam ne kii mooy responsable juróom-ñetti kaso yu nekk Dakar yëpp moom mu wax ma ko man ma wax ko ku mu ko war a wax directeur bi comme dañ ko dénk juge du deuxième cabinet moo ko dénk wax na ko procureur loolu mooy lu njëkk
loolu su weesoo mais ñu dem xool def constatation yu xool mais lii naka la mu nekkee parce que loo gis rek am na explication dem na waaw mais naka la def ba dem loolu ñu ngi ciy saytu am na élément yoo xam ne am nañ ko mais loo gis rek balaa ngay wax appam dafa war a jot donc def nañ constatation bi officier de police judiciaire yëg nañ ko ubbi nañu enquête administrative parce que xam nga évasion su amee ñëpp a ci am parce que c'est un délit yow mii ñu dénk surveillance bi am na ay charges yoo xam ne mën na peser sa kaw parce que ak lu munti xaw négligence moom il faut mu topp la ak lu munti xew donc ubbi nañ ak enquête administrative on a pris des mesures jël nañ ay mesures conservatoires tout le temps ñu ne waaye lan ngeen def mais am na loo xam ne tamit suñu koy def mais day yem suñu biir am na loo xam ne dafa bokk biir administration pénitentiaire léegi mesures conservatoires yi ku nekk fu muy liggéeyee soo defee erreur wala nga juum wala nga def faute suñuy jël yenn daan yi sa kaw mais kenn du jël tama wala dem Facebook di ko fa def day loo xam ne dafay yem suñu biir li mu leen mën wax mooy jël nañ des mesures conservatoires également xam nga ne évasion fu mu amee day am enquête judiciaire day am enquête judiciaire boo xam ne tribunal moo koy saytu de ce fait que yéen mesures yu ñuy jël yëpp yu concerné agent administration pénitentiaire balaa ngeen yëg na rek am na lu ñeen daan fekk ñu place leen mandat dépôt te mandat dépôt loolu c'est une action judiciaire maintenant ñun sur le plan disciplinaire on a pris des mesures yoo xam ne conservatoires pour vraiment yoo xam ne moo ñuy yóbbu ci fu dëgg bi nekk xam déjà kii dem lu mu def ba dem te tamit fexe ba lu ñu daloon dootuñu dalaat xam nga tam loolu tam mu am solo ci mbir dala su la daree da nga war a xam naka la demee pour nga mën a situer responsabilité yi ku def ak ku deful ak naka la ko defee mais également da def tout ba li la daloon bu mu la dalaat jàngat bu am solo la boo xam ne ñu ngi ci nekk enquête bi nag mi ngi dox ñu ngi ci kawam am nañ ay éléments mais motagul su matee ñun dinañ ci jël ay matuwaay ba tam xool naka la ñu koy yeggalee tamit parce que tam du lépp tamit la ñu war a communiquer parce que tamit ñun dañu nekk ci service boo xam ne le caractère secret de la défense et de la sécurité tam dafa am solo ba mu amee tamit ci première waxtu yu jiitu yi def nañ lu naan avis de recherche et d'arrestation xam nga balaa nga def communiqué yi ay kii yooyu il faut nga def ko ba pare parce que soo defee communiqué day gaaw a tasaaroo te ñu war a taxaw pour baare ko ñu war a taxaw pour xool fu mu nekk dañ leen di jiitu donc loolu yëpp dañu ko def ba pare soog a def communiqué bi donc police ak gendarmerie yëpp yëg nañ ci waxtu yu njëkk yi que Pape Modou Seck génn na ci kaso bi daw na waaw génn na ci kaso bi daw na te man soo leen seetloo man saa yu may wax ak ñi heureusement évasion génn daw bokkul torop ci esprit sénégalais gis nga camp pénal bi ñu nekk tey suñu bon bunt bi ne dem leen suñu bon bunt bi rek seetaan maanaam soo jëlee téeméeru pàcc juróomi ñooy dem mais ñeneen dañuy toog teggu tuuma dignement
mais nag juróomi dinañ dem àdduna nag noonu la àdduna loolu la te loolu tamit il faut que ñu accepter ko donc les recherches se poursuivent maanaam seet bi mi ngi continuer ñu ngi continuer di ko seet fu nekk waaw gisaguñu ko nag mais ñu ngi continuer di ko seet fu nekk sànq li ma doon wax mooy saa yi ma demee ci kaso lu may gën a waxtaan ak ñi caabee féete gannaaw mooy ñaari mbir mooy grève de la faim ak rëcc daw de ñaari mbir yoo xam ne amul solo te da lay retarder soo amee lu la metti walla li nga bëgg a ñaxtu defee ko neneen lu di daw walla di grève de la faim parce que da lay perdre le temps rawatina daw parce que comme ngeen ko xamee daw day yokk xar bi karaw parce que soo dawee li ñu lay toppee day tegu daw bi ñëw yokku ci parce que daw c'est un délit boo xam ne code pénal prévoir na ko te daan na ko donc de loo xam ne vraiment nit ñi détenus suñ ko mënee éviter dañu ko éviter parce que amul solo da lay perdre loo sa temps te Sénégal àdduna moom day yàgg-yàgg rek ah dinañ la gisaat dinañ la jàppaat di nga ñëwaat te amul solo fu may jeexale j'espère que waxuma lu bëri mooy damay lancer un message à Pape Mamadou Seck waaw je crois que am na solo trop parce que xam nga évasion su amee ñun ñi nekk administration pénitentiaire war a yore kaarangem am nañ ci responsabilité c'est une faute matta di la suñu boor parce que nit waruñu la ko mun dénk mu dem ak nu munti demee donc ñun suñu part de responsabilité ci loolu dañu koy assumer waaw te luñ ci war a def lépp ba situer responsabilité yi benn ñaar li ñu dal du ñu dalaat dinañ ko def mais tamit lent am na kii dem am na responsabilité parce que moom moo choisir dem part de responsabilité am aussi da ko war a assumer moo tax ma koy ñaan fii li mu def juumte la na delloo ci xelam ñëwaat pour ñaari mbër bu njëkk bi mooy mu ñëwaat dellu ci faju parce que soo gisee ñëpp ko pavillon spécial te ñi nekk Rëbës kenn xamul seen lim ay ñaari julli lañ moom ñu jël ko fa mu def benn fan ñaareel bi ñu wutal ko rendez-vous spécialiste ñu gis ko ñu ne ko toogal fii ñu bàyyi ko mu toog foofu c'est parce que ñu ngi jéem a dab àq ak yelleefam te bëgg nañu mu faju donc na dellu si pour faju benn ñaareel bi na dellu si teggu tuuma je crois que loolu moo ëpp solo wax nañ la def nga dara yow jàpp nga ne defoo ko mais ñëwal nga taxaw nga tegg tuuma leneen lu mu munti def affaire bi day gën a compliqué rek te amul solo c'est une perte de temps donc maa ngi koy ñaan mu dellu si faju tegg tuuma fi may daanalee également comme xam ngeen ne ñun ñëpp dañu koy wër damay ñaan aussi citoyen bi sénégalais yi vraiment ñu jàppale ñu ci waaw soo leen gisee également division bi dañu def une division large ah naam wax nañ ko police wax nañ ko gendarmerie mais ñun suñu compte Facebook def nañ ko ci parce que tam nit su rëccee da ngay def une division large avec sa photo du caagan ne dañ ko bëgg a humilier wala dañ ko bëgg mais du noonu la procédure loolu la nit soo ko bëggee gis
da ngay envoyer recherche avis de recherche nga teg ko fépp foo xam ne nit mun na ko gis su ko gisee signal leen ko. Donc maa ngi ñaan vraiment sénégalais yi ñu jàppale ñu si, parce que ñun si suñu liggéey dañ naan un évadé est un danger d'une façon générale. Xam nga nit su génnee kaso rëcc, c'est un danger la pour boppam ak danger la pour population yi. Donc vraiment ñu jàppale ñu ku ci am information vraiment mu wax ñu moom it suñu déggee xam naa ne mu ngi ñuy dégg mu delloo ci xelam ñëw. Lu ci njëkk mooy faju, parce que détenu yu nekk pavillon spécial naam ay détenu lañ, mais malade bi moo ëpp détenu bi waaw. Parce que xam nga feebar rek am yenn feebar yi daanaka kaso la waaw. Soo jógee su la nga nekkaat kaso dafa mel ne nekk nga kaso ñaari yoon, ce qui fait que traitement bu détenu pavillon spécial am nekkuma fi di justifier quoi que ce soit aussi bokkul ak traitement boo xam ne ñi nekk camp pénal ñi nekk gi ñoo ko lañ leen di teg bokkul. Donc pavillon spécial détenu malade bi moo ëpp doole détenu bi. Donc ci loolu waaw maa ngi daanale foofu di bamtuwaat sama appel bi képp ku ci xam dara nañ si jàppale. Moom su dee mu ngi ñuy dégg tamit na delloo ci xelam vraiment ñëw faju et puis teggituma. Vraiment maa ngi leen di gërëm di leen sant vraiment ci wuyu si bi di wax ne nag mbir bi moom du leneen lu dul toj kaso, noonu laa ko mun waxee ci olof, toj kaso génn waaw. Parce que kaso moom suñ la génnee corvée ci biti sax ci buntu camp pénal sax nga jóge fa daw suñuy wax da nga naan da nga toj kaso dem waaw. Donc toj na kaso bi rëcc na dem na, loolu mooy lu am.